ani ñi ko doon laajte Wally neexul Siobati ñëwati na dalay jaayaat ñaari multiprise Legrand yu mag ba noppi may la benn Ingelect bu ndaw waaw jaay la ba noppi may la lii ci njëg yu xewale lii ci yëf yu baax yii ci marque yu raar Siobati daal mooy première quincaillerie bi nga xamante ne nii moom mooy jaay ci réseaux sociaux moom mooy jaay ci internet boo ñu bëggee woo ak ñuy woo ci 78 457 96 92 78 457 96 92 wala sax nga visiter suñu site internet www.siobati.com. hey Siobati. salaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziar amaat mbégte bu baax jàkkaarloo waat ak Malick Thiandoum fas yéene waxtaan ak moom comme niñ ko defee woon daaw yaakaar naa ne lañ mujjee woon këram defoon ak moom interview bu am solo tey nag ñu ñëwaat fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moo xewul instant bi nii muy kaaw Luc Nicolaï nañu 2012 ba léegi mu amlante ak yoon ku mel ni Alioune Petit Mbaye tamit 2017 ba léegi mu amlante ak yoon boobu ak léegi maanaam stable luñu fas yéene waxtaan ak moom ci jaar-jaar bi nga xamante ni jot na koo jaar ak ñoom li nga xamante ni jot na koo séq ak ñoom yan témoignage la war a def ñoom waaye waxtaan ak moom tamit surtout ci kaawu Luc Nicolaï ak ministre bi li nga xamante ne wax na ko ci dossier bi lan la ci xam lan la nga xamante ne yoon may na ko mu wax ko ci nekk ay révélation fas nañ ci yéen waxtaan ak moom waaye danañ waxtaan ak moom tamit ci tolluwaayu làmb fi làmb toll nii ñu gis ku mel ni Balla Gaye Modou Lo Gris Bordeaux ñoom ñëpp bëriwuñu am na ci ñoo xamante ne 2018 lañ ko joon a bëree kon dafa mel ni làmb doxul dinañ ci waxtaan ak moom wax ñu ci li nga xamante ne moom moo xalaatam ak daw sponsor yi dañ koy nuyu bàyyi ko mën na ñuy suivre luttetv.com ñu dem ak moom ci waxtaan wi maa ngi lay nuyu di la ziar Malick Thiandoum. asalaamaaleykum Lamine maa ngi lay nuyu di la ziar di am mbégte dalal la bu baax di nuyu tamit mbokku internet yëpp yi nga xam ni dañuy seetaan wala di safo luttetv.com di leen jaajëfal également ci liggéey bi nga xam ni yéen a ngi koy def c'est pas évident ci jamono ji ñu toll nga xam ne làmb ji daanaka gàllankoor am na ci ndax ak coronavirus bi kenn bëreetul dara yëngatootul mais yéen a ngi bay seen làcc ci tool bi saa yu nekk yéen a ngi xool nu ngeen di def ba bégal waa axlu làmb loolu nag ñu leen ci encourager di leen féliciter parce que bu jamono tollee fii il faut nga adapté wu seet yeneen méthode ak yeneen stratégie pour mën a liggéey te yéen ci loolu ngeen nekk imagination bi ngeen di am ak inspiration bi ngeen di am dañ leen ci jaajëfal di leen encourager pour ngeen continuer ci. ok am na solo comme ni ma ko waxee rek Luc Nicolaï ak Petit Mbaye ñu commencé ko ci Petit Mbaye 2007 ba léegi mu amlante ak yoon nekk France mënul ñëw Sénégal nan nga ñu mën wax ci Petit Mbaye boobu noonu ak événement yi nga xamante ni doon na ko organiser. d'abord dañuy nuyu Alioune Petit Mbaye mi ngi France depuis plus de 10 ans di ko massawu parce que ku nekk xam na ni nekk bitim réew bëgg a ñibbi si sa réew te mënuloo ko metti la bàyyi fi sa njaboot bàyyi fi say am di jàmm bàyyi fi say bien dem France installé fa parce que dafa amoon démêlé avec la justice ci fàttali rek digganteem ak banque bi di CEDEAO ak digganteem ak Sonatel la amoon ay jafe-jafe ak ñoom ci wàllu li nga xam ne moom lañ tuddee faux et usage de faux maanaam wuru jëmale ko ci wàllu ay documents pour am ca ay profit donc ci loolu bi ñu ko attee lañ ko tëj 2 ans ak mandat d'arrêt mais boobu mi ngi ko fekk France moo xam ne bu ne cëpp ci réew mi caabi féete ko ginnaaw boobaak léegi tamit ñëwul lu mat fukki at ak ñett wala lu ko jege mi ngi bitim réew nekkoon ku nga xam ne aussi wax dëgg yàlla jafe-jafe bu mu am mën nañu wax ni làmb moo ko yóbbee ak bëgg jàppale jeunesse su réewam ci li nga xam ne mooy sport bi gën a populaire muy làmb ci la am jafe-jafe mais tey jii je pense que li ko dal nii rek bu fekkee ni dañ ko bëgg a sanctionné rek li ko dal rek sanction ndax toog lu ëpp fukki at mënoo ñëw sa réew mënoo gis sa njaboot loolu metti na ba tax na lu ñuy mën rek mooy ñaan parce que xam nga mbiru yoon dafa xaw a sew te dafa xaw a doy waar moo tax boo ciy wax rek da ngay wax loo xam parce que nit ki bu fekkee ni càmbar nañu sa dossier ba yoon jàpp ni yow yaa def ñu sanctionné la teg la ay daan loolu je pense que amatul lu ñuy laam-laame mais li ci des mooy ñun en tant que sénégalais seq ak moom jàmm gis li nga xam ni def na ko ci réew mi dañu koy ñaanal président de la république nga xam ni moom mooy gardien de la constitution mu jàppale ko ñu jéggal ko mu dellu siwaat ci réew mi parce que ni nga ko waxee léegi ñu nag moom seq nañu lu bari ci wàllu liggéey bi depuis ma nekk RTS mu taxawal
tuddee ko Action 2000 li mu actionné bëri na dama daan faral di wax Action 2000 actionné ci ndax événementiel rek ñoom lañ doon tëgg donc mu nekk structure bu nga xam ne ci wàllu liggéey amoon na organisation am méthode ami tamit démarche bu nga xamante ni bu innovante la woon bi ñu ñëwee ci biir làmb donc vraiment dañuy wax ni rek Alioune Petit Mbaye ci wàllu làmb bay na ci laajam def na ci lu am solo kon tey ñun waa famille làmb dañuy wëlbatikuwaat sukk di ko jéggalul pour ñu baal ko mu dellu si waat ci ay activités. ci côté professionnalisme bi nga xamante ni promoteurs yi ñu ciy bari tey maanaam manqué nañ ko moom ban gis-gis nga amoon ci côté liggéeyam ak yéen ñi nga xamante ni yéen la doon liggéeyal RTS est-ce que doon ngeen signé contrat bu muy yàgg ngeen gis ni li ngeen signé woon ak moom respecté wu ko. loolu dinaa ci sawar a tontu parce que Action 2000 dafa nekk structure bu nga xam ne dañu professionnel comme ni ma la ko wax dañu indi une démarche innovante lépp lu ñuy def dañu koy teg ci lu leer musuñu signé ak nit contrat moo xam mbër la wala bokk ñun ñi nga xam ne ñu ñooy média yi contrat bu nga xam ne ñoom seen wàll bàyyuñu ko ci mosoo dégg mu ko mbër ni Action 2000 wala Alioune Petit Mbaye tëgg na ma ba pare amel ma xaalis donc ci li nga xam ne aussi moom la signé woon ak RTS boobu man ma nekk au cœur du dispositif ñun li nga xam ne moo ñu waroon en tant que média d'État bu nga xam ne dafa signé ak ñun mooy def la promotion de ces événements pendant avant et après donc te loolu yaakaar naa ne lépp lu ñu waroon suñu diggante ak moom def nañ ko visibilité bi mu soxla woon ay sponsoram soxla woon ko amoon na ko ci jamono jooju pendant les moments de direct nga toog événement yi Action 2000 di tëgg doo gis picc ci mbedd mi kër yi boo rombee ñëpp a ngi ci télévision yi ñiy defar télé sax seeni atelier da ngay gis nit ñi groupe fa wala ci bitik yi loolu je pense que xel yi dañ ko mu ngi ci xel yi ba léegi donc événement yooyu mu doon tëgg ñun la ñu ca mënoon ci suñu wàll ñu ngi ko doon def mais aussi Alioune Petit Mbaye dafa exigeant woon structure la bu nga xam ne lépp lu nga xam ne da koy def signé ko ak yow noir sur blanc di nga respecter sa wàll dina respecter wàll donc te boo ko respecté wul tamit il n'hésite pas parce que borom fit la borom fulla la borom fayda la da lay wax ni attention lii kontaanuma ci lii kontaanuma ci mais l'un dans l'autre contrat bi nga xam ne moo ko lié woon ak RTS ci événement yu mag yi mu tëgg événement yu am solo la te bu ñu fàttee ni tey Action 2000 dafa demoon ba lëkkaloo ak ku mel ni Mohamed Ndao Tyson ñu bëri sax dañ doon wax ni Tyson est-ce que nekkuloon actionnaire ci Action 2000 est-ce que événement yi ko ak Alioune Petit Mbaye doon tëggal moom du ci woon dugal xaalisam pour après mu récolter ay bénéfices am loolu yëpp c'était plausible parce que ñoom ñaar seen diggante bi taxoon na te amoon nañu un sens élevé du business parce que le concept de sport business ci Mohamed Ndao Tyson lañ ko njëkk a déggee donc moom itamit ak Action 2000 liggéey nañu lu am solo en tout cas ci wàllu événement moom événement yi ñu fi defoon ba léegi mi ngi fi boo duggee YouTube tapé Action 2000 di nga gis yi mujjee tëgg bi ñu ci jàpp mooy Gris Bordeaux ak Bombardier Lac de Guiers numéro 1 Gris Bordeaux Yékini Tyson yooyu événement est-ce que yomboon na waaw yombul woon parce que Yékini Tyson tëgg ko dafa jafe ñaari icône lañu ñaari star lañu woon jamono jooju ku ci nekk toll ci diggu ndëndam Mohamed Ndao Tyson dugg ci làmb révolutionné ko ndaw ñi gis seen bopp ci moom mu indi doxalin bu bees indi philosophie bu bees muy la philosophie bul faale mais aussi indi innovation de taille ci wàllu li nga xam ne mooy sponsoring digganteem ak promoteur yi nga xam ne ñoo ko doon signé parce que lu bëri xëy na dañ doon jaar ci kaw mbëri di leen nax mais Mohamed Ndao Tyson ci sens du business am ci intelligence am dem na ba xam ne promoteurs yi li ñu doon am ci seen kaw en tant que ñoom ñuy def spectacle bi jaaduwul woon donc ci loolu la indi un contrat de sponsoring bokkul ak contrat bi nga xam ne moom la ñuy déposer au CNG parce que millions yi ngay dégg ci làmb li nekk CNG moo ci gën a néew contrat sponsoring bi moom mooy jur xaalis bu bëri donc ci côté boobu vraiment Tyson indi na ci lu bëri donc nga tëgg ko mel ni Yaxya Diop Yékini événement la parce que événement yooyu doo nelaw lan boo koy organiser doo nelaw guddi doo nelaw bëccëg te doo bàyyi sa parce que dayo mbër yi moo toll noonu pression bi ngay dund tant que lamb ji jeexul mooy loolu ensuite sa diggante ak sponsor yi il faut que nga koy gérer di ko gérer parce que sponsor yi ku ci nekk dafa am ay exigence am du ñu jël seen xaalis jox la ko ba pare toog di la seetaan dafa am cahier de charge booy seq ak ñoom ñu ni la dinañ la sponsoriser oui
mais ñun lii ak lii ak lii ak lii la ñuy exiger promoteur bi aussi da lay wax ne lii laa lay proposer ci événement bi di nga ci am visibilité bu leer avant événement bi signature de contrat face to face ak làmb ji lépp lu nga xam ne daal dinañ ko def di nga ci am droit de regard di nga ci am droit de parole dinañ ci def visibilité sa ay produits yi nga xam ne moom nga bëgg a donc loolu yëpp dafa amoon solo ba package la bu ñu doon proposer ñoom les sponsors yi gis crédibilité gis aussi liggéey bi ak sérieux bu ci am ñu wóolu Action 2000 ak Aline Petit Mbaye liggéey ak moom je pense que mu nekkoon ku bëgg jàmbaar bëgg ngóora bëgg ndam xëy na loolu sax moo ko poussé peut-être mu def erreur yi mu def mais encore une fois ñu koy jéggulu moo xam événement bi nga wax léegi Lac de Guiers ak Gris Bordeaux Lac de Guiers numéro 1 wala Gris Bordeaux ak Bombardier yooyu yëpp ay événement la yu nga xam ne franchement Lamine ñun ñi ko doon dund non musuñu gis lu mel noonu genre liggéey boobu lan moo koy lan la Gris Bordeaux Bombardier 5 heures Demba Diop fees na 5 heures Demba Diop fees na parce que travail bi nga xam ne def nañ ko ci en amont moo indi loolu dayo mbër yi également ci jamono jooju ak enjeu combat bi moo demoon ba toll fu nga xam ne kenn bëggul woon ku la ko nettali et puis ci RTS ñu def ci liggéey bu nga xam ne foo tourner di nga gis communication bi nga xam ne moom lañ ci def une communication agressive une communication à outrance mbër yi di waxante lu nga xam ne ku nekk da nga naan bu jàppee moroomam dina ko rey donc loolu je pense que bokk na ci li nga xam ne moo gënoon jaay événement yi parce que Aline Petit Mbaye daawul tëgg cuune ku mu tëgg rek peese na la ba xam li ngay sa poids xam li nga ko mën a indi donc loolu moo tax franchement événement la yu nga xam ne encore une fois Demba Diop day fees dell mbedd yi ni selaw kër yi foo tourné nit ñi agglutiné wul ci petit écran bi di seetaan mu tenir en haleine un pays pendant plusieurs mois du ma wax sax ni bésu combat bi mais avant combat bi ba ci biir combat bi nit ñi loolu rek la ñuy waxtaane car rapide grand place biir kër yi da ngay gis ay werante sax ci biir kër ñu nga xam ne ñoo bokk kii faral kii tension boobu ak pression boobu moo doon jaay combat yi ba macha allah ñëpp dañ doon sawar dem seetaani ji ko et puis moment boobu amul woon xëccoo bi am entre les médias jamono boobu RTS moo doon am exclusivité ñeneen ñëpp dañuy jàpp RTS pour seetaan ko RTS daan ci am visibilité bu extraordinaire daan ci am audience ak audimat bu nga xam ne ba léegi amatu ko. kon am na lu mu defal làmb jot na làmb delloo ko. waaw defal na làmb lu bëri sonn na ndax làmb yëngal na réew mi ndax làmb bégal na xol yi ci làmb tey jii làmb moo ko war a delloo jukkal gestu ko parce que nit aussi balaa ngay xam sa ay nit balaa ngay xam li nga jëriñ askan bi nga nekk ci ay jafe-jafe donc jafe-jafe yi mu nekk nii tey jekk na jaadu ñu fàttaliku ko fu ñu toll fàttaliku ni Aline Petit Mbaye c'est un fils du Sénégal qui a rendu beaucoup de services au peuple sénégalais et qui aujourd'hui se trouve dans des difficultés ñun ñoo ko war a ñaanal ko parce que njuumte du wees ni ko Youssou Ndour doon woye mën na dal ku nekk amul xaaj ak seen juum na mais juumte la bu nga xam ne war nañ ko mën a jégal mu teguwaat ci yoon ñëw liggéeyal réewum parce que compétence yi mu am diplôme yi mu am expérience bi mu am war na mën a jëriñaat réewam te loolu il faut ñu redresser ko baal ko mu dellu siwaat ci liggéeyam. comme ni nga ko waxee ni ko bala nga nekk ci bala nga xam ñi la bëgg nga nekk ci ay jafe-jafe mu mel Ndongo Lo way na ko sax genre way boobu noonu 2005 2 ans après mu nekk ci jafe-jafe yu mel noonu mais dafa mel Doudou Seck tamit am na loo xam seen diggante ñoom ñaar. Doudou yàkkat yi yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xaare àjjana mais gis nga dafa am ay vertu ay valeur yu nga xam ne dafa commencer disparaître ci suñu société. dëgg la mooy kóllëre sàmm kóllëre. loolu dafa mel ni ñu bari dañ koy fàtte. dëgg la mais aussi am reconnaissance. maanaam nit defal la nga fàttaliku lim la defal foo toll di ko gërëm. loolu dafa am solo parce que ku gërëmul nit doo gërëm yàlla suñu borom. dëgg la yàlla wàcc fi jox kenn dara. lu muy joxe ci ay loxo la ko jaarale. dëgg la donc tey Aline Petit Mbaye nekkoon ku nga xam ne da doon revendiquer pikinité di jàppale artiste Pikine ba ci Ndongo Lo mais moom digganteem ak Doudou Yakat yi Aline Petit Mbaye dafa bëgg Doudou Yakat yi mu jaraloon ko lu nekk pour jàppale ko ci carrière musicale am mu investir lu nekk ci moom di ko taxawu guddi ak bëccëg donc situation yi mu ko fekk ak niveau bi mu ko yóbbu loolu tax na Doudou Yakat yi vraiment c'était un exemple de fidélité en relation fu lamb sajje
ba attention yëpp prêté wu ci moom di nga dégg mu yëkkati wayam boobu Aline Petit Mbaye Aline Badara Mbaye Petit Mbaye laay wayam. surtout bu stade feesee. bu stade bi feesee del ba attention yëpp ni tekk di xalaat ci moom mu yuuxu wayam woowu nga xam ne saa yu ko woyee xel yëpp dem ci loolu mooy reconnaissance. dëgg la loolu mooy reconnaissance ba ni mu sàngoo suuf bàyyiwul Petit Mbaye. dëgg la Petit Mbaye bàyyiwu ko kon je pense que relation la bu nga xam ne franchement ñu bëri mën nañ ci jàngat. parce que léegi bari na ñu nga xam ne boo nekkee ci jafe-jafe ñu wan la gannaaw. dëgg la de. mais Doudou macha allah digganteem ak Aline Petit Mbaye c'était extraordinaire événement Aline Petit Mbaye yëpp. Doudou Yakati moo ko assuré moo ko woy. dëgg la la mu seq ak Aline Petit Mbaye di ko defal ci njëkk ak teranga ak sutura. kenn xamul seen diggante nu mu dal. kenn xamul moom du woon sax ay contrat moo ko lié ak Doudou Yakati. non Doudou day ñëw def li mu war a def dem yoonam. la mu war a jëflanteeg moom ñu jëflante ko ci diggante nit ak wëllëreem nit ak xaritam nit ak frère am. donc vraiment c'était une très belle relation ba Doudou Yakati daal ba ni mu sàngoo suuf. musul fàtte Aline Petit Mbaye yàlla na ko yàlla xaare àjjana moom. amiin yàlla na ko yàlla xaare àjjana Aline Petit Mbaye tamit yàlla na ko yàlla andiwaat ci réew mi. amiin bu ñu paree ci Petit Mbaye ñu wax ci kaawu Luc Nicolaï moom tamit depuis 2012 octobre ba léegi mu ngi am lante ak yoon après combat Balla Gaye Yékini instant bi coow li tamit bari waat na trop ci moom ñu ngi grève de faim waxan façon version bu nekk ngay dégg lan nga ñu mën a wax ci Luc Nicolaï moom noonu ak fan ngeen jaar. jërëjëf Lamine Luc day suma wëllëre di suma frère di ku nga xam ni ba ñuy ànd yàgg na lool boobu jamonoy RTS la événement bu nekk seq naa ko ak moom ci wàllu liggéey mu nekk ku nga xam ne fu nekk ànd nañ fa ci wàllu liggéey à travers le Sénégal événement yu neex ak yu naqari dund nañ ko man ak moom su may fàttaliku rek bésu ñoom ndem si yàlla si Mama Ba ñoom Alioune Seye ca Ndar man ak moom ñoo àndoon dem ba bi ñu ñëwee ci morgue bi ñu ubbi ñu tiroir yi ñu gis néew yi keroog li jóge ci ñun jóge ci man jóge ci Luc Nicolaï ñu nekk góor yàlla yëpp keroog metti woon na ci moom mais mu nekk ku nga xam ni dañ ko faraloon di tuddee le promoteur des grands événements am ku ci mel ni El Hadj Bekkaay Mbaye dem ba tuddee ko le promoteur du continent ndaxte lu mu tëgg rek événement la lu mu tëgg rek coow dana ca am lu mu tëgg dina passion egg ci niveau de passion ak niveau de tension bu nga xam ne non Sénégal yëpp da leen di tenir en haleine donc mu yóbbu aussi làmb fu nga xam ne nit xalaatul woon mu egg fa ci wàllu cachet parce que générosité moo tolloon foofu yéene maanaam mbër yi ñu am dara moo tolloon foofu ci moom ba tax na sax am na ñu nga xam dañu wax Luc Nicolaï dafay xaru mais il avait aussi des contrats en béton avec des sponsors leaders yi ko doon jàppale ak ay carnet d'adresse mu ci doon def lu am solo je pense que yoon jàpp na ko ci mbir mu nga xam ne amaana jotewul dara ak làmb muy le problème de la drogue du Lamantin Beach egg nañ ci ba condamné nañu ko mu dem appel ñu condamné waat ko mu demaat appel ñu condamné waat ko kon tey dañuy jàpp ni yoon dafa jàpp ni Luc Nicolaï moom moo def li ñu koy jiiñ parce que loolu moo nekk ci PV yi loolu moo nekk ci verdict bi ñu rendre ba tëj ko 5 ans yu nga xam ni at bi mooy sursis yeneen 4 ans yi da ko war a tëdd Luc tëdd na 2 ans ak lu ko ëpp ba ñu may ko liberté conditionnelle bi ñu ko mayee liberté conditionnelle mu nekkaat ci waar wi di liggéeyaatal réewam di liggéeyaatal axlu làmb ba wax nga ko léegi Gris Bordeaux Balla Gaye combat la bu nga xam ni keroog yéen li ngeen ci liggéey waa Lutte TV ci wàllu pay-per-view Luc li mu ci am promoteur mus ko am pratiquement ci làmb stade ba fees dell ba ñu mujj di jaay ay souche mu nekk événement bu nga xam ne c'était un événement extraordinaire mu réussir ko xol yépp féexaat askan bi fàtte seeni problème fàtte seeni stress ndax làmb ju mag jooju c'était extraordinaire ñu ko ci doon féliciter xam nga l'appétit vient en mangeant te Luc toujours bu ñu nee làmb am na problème danaan non man d'accorduma bu dee làmb am na problème wala crise man d'accorduma ci te dinaa ko régler ñu ne déet na waaye mu xool làmb bi askan bi yépp gën a bëgg combat bi nga xam ne ñépp a ko bëgg muy naroon nekk le combat le plus populaire de l'arène muy diggante Ama Baldé ak Modou Lo mu tëgg ko bi mu ko tëggee presque ay heure lañ ci teg mu tëggaat ko la mu nekk coïncidence bu nga xam ne jaaxal nañu
parce que nit bàyyi nga ko mu nekk en liberté conditionnelle pendant 2 ans Luc génnul Sénégal dawul daayul régulièrement domicilié ñu koy gis muy def ay activités di tëgg ay làmb di nekk ci presse bi kenn xatalu ko kenn bundu xataalu ko mu tëgg événement bu toll noonu ñu xëy ni ko ràpp ci kaso bi fekk làmb toll ci jafe-jafe ñu doon wax ne enfin Luc dina sauver waat saison bi malheureusement ñu jàppaat ko alors li ñu ko jàppee yóbbu ko Ndar man dem naa ba Ndar seeti ko fekk ko ci prison bi ñu toog waxtaan man ak moom mais inquiétude bi mu doon am mu ne man ak li ma liggéey réew mi ak li may investir ci suma réew di ko jàppale réew mi di ko jàppale borom réew mi Malick man ñeentewuma ñu may toroxal jamono ji ñu nekk nii ma ne ko Luc dama mus a lire ci l'aventure ambiguë bu Cheikh Hamidou Kane mu ni l'homme trouve son destin déjà tracé il ne peut rien y changer sa destin da nga fekk yàlla tracé ko ba pare mënoo ci changer virgule il était dit que jafe-jafe yi ak tolof-tolof yi di nga ko am te yàlla buy defar day mel ni kuy yàq amaana li tax yàlla làq la fii am na lu mu lay fànqal mënoon nga génn accidenté mari day taali dee wala nga paralysé leneen mënoon na la dal mais aussi yàlla dina la làq ci barab pour ubbi say bët ci àdduna nga jàngat ci lu am solo mun ma coof wax nga ma dëgg parce que coof la may wooye ma koy wooye presse ma ne ko nag muñal ñun ñi nga xam ne ñooy say xarit di say am di jàmm lu ñu mën dinañ ko def pour jéem la génn fii vraiment boobaak léegi tooguma Hadj Bekaay Mbaye toogul Moustapha Gueye toogul ñun ñëpp daal ñi nga Modou Lo toogul ak yeneen nit yu nga xam ne amaana xamuma leen ñi ngi ci dossier bi di ci jéem a def seen kéem kàttan pour ñu bàyyi ko man chaque jour ma déggante ak ay avocat maître Baboucar Cissé ak maître Bamba Cissé ñu may dalal sama xel ni ma ñi ngi def suñu kéem kàttan pour Luc mun génn am na ay kilifa yu nga xam ne du ma tudd seen tur ay jëwriñ lañu ci gouvernement bi man impliqué naa leen ci dossier bi sensibiliser leen ci conscientiser leen ci ba ñoom ñu dugal ci seen kàddu dugal ci seen loxo ba garde des Sceaux ministre de la justice sama turandoo El Hadj Malick Sall waxoon ne dina ci jàpp ba ñu bàyyi Luc Nicolaï kilifa gi nga xam ne moo ma woo ci gouvernement bi tamit ba ma oowee daf ma ni déggoon nañu ak jëwriñ suñu naatangoo jëwriñ jii di El Hadj Malick Sall mais xamal nañu ni mi ngi ciy def ay jéego première chose bu ñuy njëkk a def mooy rapprocher Luc Nicolaï de sa famille maanaam jëlee ko Ndar indi ko Thiès bu ñu ko fi indee mu jege famille am di leen mën di gis ndax depuis coronavirus bi kenn demul Saint-Louis fekk ko fa du jabaram du doomam du ay am di jàmmam du ay mbokkam te loolu metti woon na ci moom demoon na ba même lu muy lekk sax ay poto sardine ak ay fruits ak yooyu la doon dunde parce que Luc dafa nekk sous régime alimentaire niñ koy gis noonu muy jantal yëpp dafa am feebar ok donc ci loolu biñ ko indee Thiès tamit bi mu waree ñëw am naa ci ay écho yu leer am ci information yu leer ba lundi bi mu ñëwee Thiès am nañu échange man ak moom parce que Luc du ñu woon mu nëbboonte du ñu woon parce que xam nga prison des fois dañ lay may nga déggante ak say mbokk mais coup de fil yi nga xam ne moom lañ koy may ak waxtu yi ñu koy may toujours dina am lu nga xam ne man la koy consacrer ñu waxtaan ci man ak moom donc li mu nekk Ndar yëpp du ñu toog un jour te déggante wuñu bi mu ñëwee Thiès aussi mënuma egsi naa Thiès ci jàmm ci loolu aussi man jël naa suma ay téléphone woote sumay relation yi ma am Thiès ba baliser terrain bi ba déggoo sax ak le directeur de la prison de Thiès Luc woo ma ni ma man condition yi ma fekk fii ak la ñu ma waxoon bokkul parce que fii ma nar a dugal bu ma fa duggee dinaa am jafe-jafe ma wax ak directeur prison bi mu xamal ma ne Malick Luc fi ma ko yóbbu ay kilifa rek ñoo fa nekk comme moom actuellement nii garde pénitentiaire yëpp dañ leen a consigné amatul dem di ñëw parce que dem di ñëw bi mën nga choper virus bi indi ko ci biir kaso bi te bu boobaa catastrophe lay doon. dëgg la moo tax ñi nga xam ne ñooy garde pénitentiaire yëpp dañ leen a confisqué ñuy fanaan ci mag bi donc espace yi fa libroon mu ne ma ñoom lañ ko jox parce que Luc sax dafa amoon yéene wu fa ñu ko tëjoon ba mu nekkee prison Thiès parce que nekkoon na fa ñu dugalaat ko foofu directeur bi ni ma loolu même bu ma ko bëggoon actuellement ni mënu nekk parce que néeg yooyu yëpp garde pénitentiaire ñoo ko occupé pour l'instant comme mesure yooyu moo fi nekk te levé guñu ko fii ma ko yóbbu rek moo fi sës foofu du joteeg yeneen détenus yi dara te dina nekk ci jàmm parce que ay kilifa lay nekk foofu di am nañu cour am nañu lépp mais il se trouve qu'il y a plus de 30 personnes dans cette cellule là
beneen bi ci des aussi ma ñafe pour ñu yóbbul ko lu mu lekk ba ma déggante ci ak benn kilifa mu ni ma waxal soxnaam mu toggal ko indil ko maa ngi koy lijjanti ci prison bi pour mu jot ci soxnaam 14h xaw ma 15h laa ko jot muy mami mu gaaw defal ko repas menu yóbbul ko ak ay yi muy soxla effet yi mu soxla yépp ak ndox ak ay fruits et tout mais bi mu demee directeur prison bi aussi mënuloon accepter lekk bi ci li mu wax parce que nee na yeneen détenu dañ fi nekk te bu fekkee ni dafa defal loolu Luc Nicolaï mën na perturber quiétude du mag bi donc kon leneen lépp mën na dugg ba mu des lekk bi voilà ci loolu la ñuy wax ni Luc da doon def grève de la faim évacué nañ ko hôpital lu nekk dégg nañ ko ci mais en réalité nekkul sax grève de la faim ku nekk sous régime am na lu nga xam ne bu ñu la ko joxee nga lekk ko da ngay xaru bu ñu la teree xorom nga lekk xorom xaruwoo bu ñu la nee bu lekk lu niin nga lekk lu niin xaruwoo bu ñu la nee dem lekk ay crudité ak ay kii nga dem lekk leneen xaruwoo donc tey Luc dafa nekk régime boobu moom la bëggoon respecter mais malheureusement on ne lui a pas permis mu ni moom lekk lële bañ a lekk moo ko gën a ci la amee jafe-jafe donc pour gàttal Lamine bu ñu ñëwee ci réellement lu tax ñu téyewaat Luc Nicolaï dégg nañu le ministre de la justice garde des Sceaux maître Malick Sall ci JDD muy jury du dimanche bu bi am iTélé ak Mamadou Ibra Kane mu ne Luc Nicolaï ak Bougazeli seen cas bokkul Bougazeli dafa nekk en détention provisoire supposé innocent donc mais Luc dafa am condamnation définitive maanaam tëj nañu ko te loolu kenn mënatu ci dellu ginnaaw kenn mënatu ko jugewaat parce que procédure yëpp épuisé na ko mu ne dañu ko téye par contrainte sur la base de la contrainte par corps contrainte par corps ci ñi ñuy seetaan mooy lan mooy ñu tëj la alamaan la buñ la alamaanee alamaan boobu même buñ la mayee liberté te fayuloo ko mën nañu toog partie civile bi relancer dossier bi ñu jàpp la pour nga fay li nga war a fay loolu mooy contrainte mais Luc bu ñu fàtte ni 300 millions la ñu ko alamaan ci nit alamaan boobu sax da nga naan xanaa ab société lañ ko teg mais benn doomu aadama ñu alamaan la 300 millions Dame Justice a eu la main trop lourde ci loolu 300 millions amaana boo jaayoon Luc Nicolaï ak mbokkam ak la muy am yëpp est-ce que dina ko mën a fay mais à ma grande surprise man dossier bi boobu ba léegi maa ngi koy suivre bi ma jotee ay avocat depuis bi ñu ko jàppaate dañ ma ne du contrainte par corps dañu ko jàpp sur la base de l'exécution du mandat d'arrêt décerné contre lui ba démb maître Baboucar Cissé réitéré na ko yow toog nga ma woo Bamba Cissé woo maître Baboucar Cissé ñu affirmé waat ne le garde des Sceaux xëy na dafa réere mbir ci dossier Luc Nicolaï mais Luc Nicolaï kenn téyewu ko contrainte par corps dañ ko téye sur la base du mandat d'arrêt donc loolu ay avocat am ñoo ko wax maître Baboucar Cissé démb jël nañ ko ci rajo bi i rajo mu réaffirmé waat kon où est la vérité dans cette affaire est-ce que contrainte par corps est-ce que dañu ko exécuter mandat d'arrêt bi foofu dafa am un flou total te loolu dafa war a leer su fekkee ni du contrainte par corps kon Luc Nicolaï fa mu nekk bu neexee ministre de la justice suba ñu bàyyi ko bu neexee président de la république suba ñu bàyyi ko te je pense que tey dafa am Lamine ci jargon wu justice lu ñu tuddee délinquant primaire délinquant primaire mooy ku nga xam ni pour la première fois yaa ngi soog a am maille à partir avec la justice maanaam yaa ngi soog a am jafe-jafe ak yoon nit bu fekkee ni dafa am pour la première fois jafe-jafe ak yoon da ngay jàpp ni xëy na dafa juum donc mais rôle justice du ni que Malick dafa def naka su dul noonu nañu ko briser yàq addunaam yàq carrière am dañ ko war a jox ab chance pour mu rebondir doo tëj but tëj palanteer wàcce rideau il faut toujours donner une seconde chance à l'individu pour mu racheter wu pour mu dellu siwaat ci liggéeyam te Luc bi ñu ko bàyyee liberté conditionnelle ku nekk gis na ne ci yoonu njub rek la nekkoon ci liggéey rek la nekkoon ci ñafe rek la nekkoon kon kooku yaakaar naa ni bu ko neexoon mu jël avion daw bu ko neexoon mu jaar feneen mais fii la toog ci réew mi dawul daayul visible partout buy dem ci sëñ Abdou Karim nga gis ko buy ñëw ci làmb ji nga gis ko donc kooku je pense que war nañ ko mën a sax may liberté surveillée
wala liberté xaw ma nu ñu ko tuddee xaw ma ban xeetu liberté. wala bu ñu amee bracelet yi ñu takkal ko. waaw wala ñu takkal ko bracelet électronique wala ñu def ko sous contrôle judiciaire lu nekk war na ci mun a am ci sama gis-gis bu gàtt mais daal Luc Nicolaï encore une fois fi mu nekk du place am nañ ko bàyyi mu delluwaat ci njabootam soxla na ko nañ ko bàyyiwaat mu ñëw ci njabootu làmb parce que njabootu làmb soxla nañu ko te je pense que il a assez payé honorabilité dignité réputation njabootam ak jafe-jafe ak xat-xat yi mu dund ci jamono yi nga nekk 2 ans yu nga xam ni dañ la may liberté conditionnelle chaque jour nga xalaat ni tey jii rek war nañ ma mën a tëjaat loolu je pense que bu dee sanction rek Luc a été suffisamment sanctionné bu fekkee ni fay rek il a assez payé aujourd'hui nañ ko mayaat chance mu dellusiwaat te loolu ñu ngi ciy ñaanaat encore une fois le président de la République gardien de la constitution nga xam ni ku ne xam ne yërmandeem mu jàppale Luc mu delluwaat ci njabootam parce que am na fu nga xam ne aussi Luc tolloon na fa di leen jàppale ñoom kon tey war nañ ko gestu. mu mel tamit ministre bi comme li mu wax ni xaalis bi nga xamante ne war na ko fay moo tax ñu jàpp ko avocat yi wax contraire bi est-ce que nekkul ni ministre bi dafa xaarul woon Mamadou Ibra Kane mu laaj ko ci kaawu Luc Nicolaï mu wax ci te waxul lu mu maîtriser. bon en fait moi je ne sais pas parce que mënuma nekk ci place ministre bi pour xalaat ba xam question bi da ko bett wala déet mais booy dem ci émission mu am actualité chaude war nga xalaat ni loolu dañ la ciy laaj te dossier bi le garde des Sceaux mi ngi ci woon donc man à mon avis war na xam lépp lu nekk ci biir mais bu fekkee ni dafa wax lu nga xam ne avocat yi dañ jàpp ni dëppoowul ak li am ci dossier bi loolu ça devient quand même inquiétant donc loolu daal vraiment man xaw na ma ëlëm xaw na ma yéem mais quoi qu'il advienne loolu yëpp sax amul solo li am solo mooy ñu xool nu ñuy def ba jàppale Luc Nicolaï te loolu vraiment je pense que war nañu dawal yërmande daal Luc sonn na soxla na ku ko dimbali njabootam sonn nañu soxla nañu seen waajur ci seen wet nañ ko jàppale ci loolu ñu waxtaan tamit ci côté liggéey bi nga xamante ne doon ngeen ko seq depuis RTS ba instant bii nii depuis RTS ba léegi nii lan nga ñu mën a wax ci liggéey bi nga xamante ni doon na ko seq est-ce que nit la moom tamit koo xamante ne doon na respecté contrat yi ñu signé ak yéen. waaw Luc moom ci côté boobu wax dëgg yàlla dafay respecté contrat bi ko lié ak télévision bi nga xam ne moom la signé lu ci war tamit da koy def mais leneen li ci des liggéey ak Luc Nicolaï dafa metti c'est très dur Luc pression bi mu lay teg pour événement bi egg fi mu war a egg non yow Lamine xam nga ci dara yéen liggéey ngeen ak moom Luc du la bàyyi nga noy du la bàyyi nga xalaat du la bàyyi nga serlu tout le temps da lay woo waa mais coof waaye li ngeen def nii kiiwul boo leen ko defee woon nii nangam mu toog benn jour improviser benn affaire ni leen nañ def lii te à chaque fois dafay bëgg ñu exécuter loolu te en général Luc dafa nekk ku xaw a imprévisible maanaam day jekki rek jël téléphone am ni la coof maa ngi tel barab tel mbër tel mbër ak seeni manager dinañ fa daje loo jàpp bàyyi ko nga ñëw nga war a lijjanti caméra war a dem pour rek effet de surprise d'annonce boobu nga am ko donc événement vraiment da ci doon sonn di ci def lu mu mënti lu muy def ba mu baax moo xam RTS la wala li nga xam ne jot na ko seq ak 2STV bu El Hadj Ndiaye mu ngi liggéey ci liggéey bu rafet ça il faut rendre hommage à El Hadj Bécaye Mbaye parce que li mu liggéey ak Luc Nicolaï non c'est extraordinaire je pense que egg nañ ci level bu nga xam ne ba ci événement Mbour bi yaa ngi koy fàttaliku la ci 2S defoon ak avion hélicoptère yeeg jàppal bàyyi événement ba foire te événement Luc noo def mu am coow te coow boobu mooy jaay événement dafa mel ni njëkklaay la woon ci moom clash am événement bi am coow loolu nag nit ñi di ko waxtaane suba ba ngoon. lan moo tax loolu gis nañ ko ci Balla Gaye man kay daf maa jaar Balla Gaye Yékini tradition man kay xaw ma lu tax loolu Balla Gaye Gris Bordeaux kii TFM oui saa yu nekk man la événement bu mu tëgg dina ca am bu ni weng bu nit ñi di waxtaane te loolu dafa mel ni mooy njiklaayu Luc Nicolaï dafa mel ni loolu mooy gën a jaay combat bi te doo xam lu ko indi parce que moom du moom moo koy créer mais événement yi muy indi ak tension bi ciy nekk ak communication bi ñu ciy def ba neer yi jóg mooy tax fu mbër yi tase nga gis coow am donc loolu aussi c'est ci flair Luc Nicolaï la bokk parce que loolu dafa bokk ci sens du business sens du marketing parce que événement pour nga jaay ko foog nga def benn affaire boo xam day am étincelle nit ñi di ci bàyyi seen xel te loolu moom daf ci aayoon donc loolu bokk na ci li nga xam ne moo doon gën a jaay ay événement am na solo durant li ngeen nekk yëpp
ba bi ñu ko jàppee sax bala ma lay laaj lu la gën a marqué ci moom bi nga ko fekkee Saint-Louis ban Luc Nicolaï nga jàkkaarloo loolu. waaw bi ma ko fekkee Saint-Louis wax dëgg yàlla Luc Nicolaï bu dal bu serein laa gis mu waxtaan ak man ci dalan nekk góor yàlla aussi gëm ni moom guerrier la jàmbaar la luñ ko teg mën na ko tegu mais benn pincement au cœur rek moom lay am mooy ci lu ma la waxoon mu ni est-ce que je mérite tey lii ñu may teg nii quoi Malick toujours loolu moo doon ñëw ci suñu discussion ak moom mais sur le plan mental sur le plan psychologique Luc dékku na ko mais Thiès moom je sens que Luc Nicolaï dafa craqué foofu il n'en pouvait plus parce que dafa jàpp ni dañ ko bëgg a toroxal dañ ko bëgg réduire à néant dañ ko bëgg a wàcce dara jàmm ba tax na mu réagir nu nga xam ne du lu gën parce que ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci dossier bi di ci dox tànku jàmm loolu gënaluñu bu ñu sañoon Luc léppam day nekk ci discrétion ci tekk ak teey ba ñu bàyyi ko mais bu état jàpp wala bokk ñi nga xam ne ñoo yor dossier bi jàpp ni Luc daf leen di jéem a mettre la pression non amul pression bu ñuy teg ci ñoom Luc amul pression bu ñuy teg ci kenn dafa craqué doomu aadama la comme yow comme man à un certain moment il a craqué et c'est normal c'est naturel loolu kese la mais du jéem a teg pression ci kenn bu ko kenn jàppee noonu bu ko kenn gisee noonu buñ ko bëggee dimbali nañ ko dimbali te yàlla tax am na solo lan moo la gën a marqué ci moom Luc li ma gën a marqué ci moom ci sama relation ak moom moo di ni lu ma xewle da ciy teew ba ngaay mexe am naa fa événement buñ ma tuddee woon Luc dafa jàpp bàyyi soxlaam yëpp ñëw rehausser de sa présence événement boobu làmb la buñ ma tuddee woon ci ngaay suñu ASC di ASC Lébu di organiser woon ko keroog ñëw Luc Nicolaï foofu daf ma marqué parce que li promoteur yi bari moom moo ci déplacé wu ñëw ba foofu fekk si ma leneen li ci des aussi muy taalibe Serigne Touba Khadim Rassoul nekk yi tamit ku nga xam ne sëñ Fallou Luc Nicolaï jooju muy wax dafa dëggu ci moom te ba nga xamante ni nii toog na ba jëmmi jamono dafa lëkkaloo ak njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké sëñ Bara doon ko jàppale bu baax ànd nañ fa sëñ Cheikh Ndindi nekkoon xaritam di doom ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara nekk xaritam moom it doon ko jàppale ci baatin di ko ñaanal ci lu bari mais man maa jàpp ci loxoom yóbbu ko ba ci sëñ Abdou Karim Mbacké bi mu génnee kaso ba ñu may ko liberté conditionnelle maa ko yóbbu ba ci sëñ Abdou Karim sëñ Abdou Karim teeru ko tatagal ko teral ñu ñaanal keroog Modou Lo sax àndoon na ci xamal ko ni li nga tudd sëñ Fall jël sa bopp tudde ko sëñ Fallou rek tax na ma am cofeel ci yow dëgg la ndax alali sëñ Fallou nga kon tey sëñ Abdou Karim moom tamit dañ koy ñaan Mbàkke lu mu ci man mu def ko ndax taalibeem xaritam wëllëreem mi ngi ci ay xat-xat mi ngi ci ay jafe-jafe te moom Mbàkke bu àddoo yaakaar naa ni dina am lu ñu ko ruse dina am cër buñ ko jox pour bàyyi ki nga xam ne moo di sëñ Fallou Luc Nicolaï mérité na loolu mais aussi nekk ku nga xam ne dafa jege lool njabootam bëgg njabootam di sonn ndax njabootam loolu aussi lu ma marqué ci moom la mais nitam aussi da ko mën nitam waaw fu mu toll dina la nemmeeku man Luc defaluma dara je le dis haut et fort defaluma dara mais man maa am le sens des relations humaines. L'épidémie à coronavirus touche plusieurs pays dont le Sénégal. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale invite toute la population à continuer à respecter les mesures d'hygiène individuelles et collectives, se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Éviter de toucher les yeux, le nez, la bouche, utiliser un mouchoir pour tousser, éternuer ou se moucher, puis jeter le mouchoir dans une poubelle, ou bien tousser ou éternuer dans le creux du coude. Éviter les grands rassemblements, les accolades et de se serrer la main. Pour plus d'informations, appelez gratuitement au 800 00 50 50. Ensemble, nous vaincrons le coronavirus.